jaale aussi ñooñu dee ci accident yi. accident yi li koy indi bari na. tey Kaolack googu ñu wax buñ doon wax économie tey jii Kaolack googu dañu waroon a développer port Kaolack. port Kaolack ci rando bi 4 mètres la. port Kaolack mënoon buñ ko développé woon tey marchandises yi jàll Dakar ci fii dañuy dem ay par barge di dem Kaolack. dana téye d'abord lépp li nga xam ni mooy camion yuy jógee Mali di ñëw ci Sénégal wala yuy déparé Sénégal jëm Mali. beneen bi jiitu mooy je pense que ni dégg ngeen ñi danañu yóbbu assemblée tey jii loi bi nga xam ni day wax ci permis à point yeeg et cetera. tey man je suis pour les permis à point. il faut l'encadrer. encadrer mooy lan mooy d'abord am ay infrastructures yu baax. encadrer mooy lan mooy am formation. encadrer mooy lan mooy am sensibilisation. encadrer mooy lan mooy tey jii ñu am ay aires de repos nga xam ni nit chauffeurs yi duñu dawal ay 2000 kilomètres yoo xam ni mënuñu dugg ci benn dëkk foo dem maire yi ni la fii kenn du fi taxaw. encadré mooy tey jii ñu gis ci lu sore dans un premier temps mën nañu fonctionner ci ay route de contournement ci ñaari dëkk muy Kaolack. déjà Kaolack am na ñi ko fa ñu yëkk ci kàddu yooyu noonu ni ki maire bi. ngir ñu am benn yoon bi nga xamante ne mooy wër Kaolack camion yi bañ di dugg ci biir pour ngeen continuer seen yoon. war nañ ko def Kaolack war nañ ko def Tamba parce que camion dafa mënul di bokk ak ay nit ca tey jii loolu idée boobu pour ñu pérenniser ko mooy justement daal di tey mettre l'accent ci les ports secondaires bu mel ne Kaolack. port secondaire boobu dana mën a indi lu bare loo xam ne ci koom-koom bi ak justement ci yëf yu mel noonu. mais est-ce que yéen ni itam du question de problème personnel par exemple nit ñi nu ñuy dawalee ñu mel le comportement au volant parce que lu bëri. accident yi loolu lay pointé. problème nit ki. loolu la doon wax sànq gis nga tey oto bu nekk ak lu mu war a daw bu yebee. loolu lay wax sànq ma ni la dafa bokk ci ñu accentuer formation bi accentuer tey jii aussi façon bi ñuy joxe permis yi sensibiliser yooyu am na ci défaillance it am na ci ca am na lu xam ni waroon nañ ko continuer dañ ko commencé woon bàyyi ko mooy renouvellement parc automobile yu mag yi surtout nag mën nañ ci profiter pour def des champions au Sénégal am na ci tey jii ñoo xam ni installé nañu c'est des industriels du Sénégal. du ma def publicité ku mel ne Serigne Mboup am usine de montage wu ay camion ñu mel noonu dañ leen a war a jàppale daal di leen di dooleel ba nga xam ni renouvellement camion yi mën nañu ci nekk buntu boo xam ni yàlla mën nañu dimbale. mais problème bi ma doon wax mooy la discipline au volant nu ngay dawee nu nga war a comporter wu surtout problème ba boo xamante ni accident yi ci lu bëri loolu lay wone ci rapport yi. comportement bi mi ngi ci kooku nit mënu ko wedd ndax nit kuy dawal war nga conscient mooy sànq li ma wax nii rek lii nga yore am na doole rëy na loo xam ni war nga concentré wu ci li ngay defar benn bi ci des war nga am xam-xam boo xam na ni xam na wax nañ la oto bii ngay dawal lii la war a mën a daw ci kilomètre par heure dégg nga li ñu wax ni ci oto boobu bi muy dugg na ci vitesse boo xam ni ëpp na donc yooyu dafay jaar avant ñuy joxe permis du fab rek nit ki dem livre nii mooy code de la route de dañ leen di former daal di durcir quand même ni ñuy joxe permis saytu ko di sensibiliser nit ñi egg ci permis à point yi ba nga xam ni chauffeur bi nga xam ni tey lii mooy sésamam maanaam bu amul permis du liggéey dana am moment boo xam ne bu xoolee am na ñaari points yi dañ yeneen ñaar yu dem ci 5 points mu des benn dana xam du ca egg ndax bu ko defee dootul liggéey donc il faut quand même yooyu yëpp ñu egg ci mais nanu defar infrastructure yi nanu defar tëli yi nanu justement ci wàllu tëli yi ci yoon boobu am na ñoo xamante ne nañu gros porteurs yi ak oto yu ndaw yi pour ñu partager yoon bi du yomb ndaxte yoon bi dafa ndaw c'est petit est-ce que loolu sentir nga loolu mais c'est clair xam nga tey jii bi yàlla defee ni amatuñu raay ci corridor bi ndax raay bi moo doon yóbbu li ëpp nga fab ñu wax la rek par exemple ni la tey jii
biir lu mel na port nga xam ni 6 000 à 6 500 conteneurs équivalent 20 pieds yi danañ fa génn par mois yoo xam ni yëpp marchandise boo xam ni en transit Mali la jëm nga gis loo xam ni tey ci cimenterie yi tey booy xool 1 million de tonnes dana génn Sénégal par an nga xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci produits pétroliers yi 1 200 000 tonnes dana génn par an di fa dem tey marchandises yi wàcc Sénégal jëm Mali 4 millions de tonnes la par an loolu boo ko boolee ak tey jii agroalimentaire bi parce que xamal agroalimentaire day dundal économie fii ak Mali voilà joxe rek exemple ku mel na Patisen fii dañuy produit chimique fini dañuy indi di transformé di yóbbu ku mel na parfumerie Gandour nga xam ne lu bon dana yóbbu lu mat ay 10 conteneurs yoo xam ne mooy toccamiku yi nga xam ni maliens yi moom lañu ca dañ koy yóbbu foofu di ko yóbbu Burkina di ko yóbbu ba Niamey ca Mali la ñuy jaar donc tëli corridor bi dafa xat gis nga moom tëli corridor bi dafa waroon a nekk deux fois moom la waroon a parce que nii ñu boolee trafic bi dafa bëri dafa ko attanu ko dañ ci yàlla dimbale mais loolu jóg ci dafa am solo lool ci suñu diggante nag ak Mali. justement diggante Sénégal ak Mali chauffeuru Sénégal chauffeuru Mali. lan mooy différence bi. amul différence est-ce que am na différence parce que yenn saa yi dañuy naan ñii nii ni ñuy dawee ca yoon wa daf mel ni daal toppatoowuñ dara. non xam nga mooy man bëgguma. dañ lay jaay sax doole. bëgguma sax façon boobu. ndax bu nu daal di indee chauffeuru Sénégal chauffeuru Mali. moo indi presque yi. danañ ci ñëw. voilà donc. la mu mën a jural koom gi chauffeur Sénégal ak chauffeur Mali ñun ça fait presque 3 semaines rek quand je dis ñun benn délégation boo xam ne qui était conduite par le directeur du port ànd ak acteurs portuaires yëpp ak concessionnaires yi fii. dem dajeeg premier ministre dem nañu Mali dajeeg premier ministre ministre du transport dajeeg ministre de l'économie waxtaan ci koom-koomu ñaari réew yi ak corridor bi donc mënuñu def distinguo ku ci ne. la nga wax mooy sa réew sensibiliser nit ñi wan leen naka lan war a def comportement yi et cetera mais bu leen stigmatiser comme ça di wax Mali ak Sénégal day dem ba am yoo xam ne day indi jaxas-jaxas. gis nañ bi ko accident bi amee ñu saccagé ay véhicules maliens ca fi nga xam ne moo di Kaolack en réaction aussi maliens commencé song ay auto Sénégal yan ñooy risques yi ñu mën a courir ci situation boobu. surtout ci wàllu koomu Sénégal. risque ci wàllu koom dañuy xam ni tey jii Mali mooy premier partenaire économique du Sénégal. on parle de plus de 250 milliards par an. 250 milliards yooyu bu ñu fa boon même 10% ci loolu def ko ci infrastructure yeeg yooyu ñuy wax tàmbale ci voie 2 voies yeeg yooyu luy am solo la loolu li ko indi aussi am na lu ci bokk. mooy réseaux sociaux yi ak ñiy communiquer man damay def appel sax ci loolu ni leen kenn terewul kenn mu communiquer kenn terewul kenn mu informer mais dafa am ay dossiers sensibles yoo xam ni dafa am noonu ko war a traité bi mu amee fii ñu wane ko tout de suite dafa am riposte au Mali lu mat 20 camions Sénégal ñu yàq ko ca xam nga Sénégal bu chauffeurs yi di dem Mali camions yi dañ leen di jox frais yoo xam ni qui avoisine en moyenne 800 000 ci la ñuy demee jënd ci gasoil ci la ñuy lekk ci la ñuy naan ci la ñuy des. donc économie bi da koy yokk. dafay yokk gaa yi song leen yooyu itam ci la. industrie agroalimentaire yi cimenterie yi su ngeen xaymaa ci loolu lépp ci emploi ak li muy indi transport dafay yaatu. transport am na chauffeur rek ngeen la ñuy wax chauffeur apprenti vulgarisateur yi ñuy jaay pièces détachées gargote yi ñooñu ñëpp ci. donc le Sénégal a intérêt di def attention bañ a perte client boobu. non. mooy premier tey jii client wu Sénégal opérateur économique bi gën a rëy pour Sénégal Mali la ca nag Mali dafa am juróom-ñaari possibilité juróom-ñaari port yu mën a dem ñu fab seen trafic jox nu ko à 70%. il faut mu am autorité de boo xam ni mooy réguler corridor bi man kooku aussi maa ngi koy lancé le président de la République ak tey lii gouvernement bi mais war nañu xalaat ci loolu mu am autorité boo xam ne mooy réguler corridor Mali. c'est extrêmement ci corridor bi justement am na ay syndicalistes yoo xam ne nee nañ bokk na ci accident yi mooy contrôle yu bëri yi léeg-léeg dañ leen di sonal ci yoon bi contrôle gauche droite
su boobaa def leen di retardé mooy tax des fois dañuy bëgg rattrapé wu bokk na ci loolu mu indi vitesse yi. am na xam nga lu tax CEDEAO dafa wax ni ci corridor Mali bi ñetti point de contrôle la doon am benn au départ benn ca frontière ba benn ci dëkk bi nu jëm tey ëpp na 50 day tàppe ci neeru chauffeur yi dëkk boo dem ñu contrôler la arrête demal arrête ak pesage yi. ak pesage bi aussi pesage ak l'essieu donc li ci nekk lépp du nit mooy jóg rek jël ay décision dañ ko war a waxtaanee réew dañ koy waxtaanee 50 contrôle ci lépp ñoo bokk li ñuy contrôler mais buñ la contrôler benn yoon attesté ni yow sa këyit baax na dañ def confiance ñi njëkk a contrôler ñu bàyyi fi ñu dem ba mu egg dina wax ci frontière ba ñooñu contrôler bu demee ba dëkk ba mu jëm ñeneen ñi contrôler mais. est-ce que jot ngeen waxtaan ak autorités yi ci wàllu woowule. waxtaan nañu ba tënk ci ay këyit application moo ci amul. lan mooy problème bi. mooy loolu li ma lay wax rek waxtaan nañu ci ñëpp dégg nga ku mel ne góor xuma heure bu nekk mi ngi ciy wax. mais waxtaan nañu ba tënk ko ak ñoom du dara desu ci lu dul ñu appliquer ko ministère transport xam nañu au courant gouverneur yi fii xam nañu ko donc maire yi xam ñëpp xam nañu loolu wax nañ ko waxaat ko waxati ko nanu arrêté contrôle yu bare yi ci camion ay 12 mètres ren nga fab camion même fii sax dafay am. da ngay génn ci port bi bala ngaa yegg ca raay ba am nga ñetti contrôle ci rond point encore yooyu yëpp day jouer ci circulation xam nga ñetti camion nga arrêté camion boo ko arrêté da ngay jël kayit bi ko droiteel mu droité day seet fu mu ruq-ruqu ab chauffeur ba wàcc ñëw ci alkaati bi wala ci gendarme loolu dafa am fu ñu ko war a defee ca nag indi encore ay aire de repos pour nit ñi mën a noppalu nit day noppalu nit du machine mënoo def di comme ni ñu ko defee ci péage bi. comme ni ñu ko defee ci péage bi ci gën ko yaatal. mais naka lañ mën a contrôler lu ailleurs dañ koy gis peut-être ci en France wala feneen diggante réew yi. dañuy contrôler xool ndax tu t'es reposé suffisamment nu nga dawee et cetera balaa ñu lay bàyyi nga jàll bu fekkee ni violé nga yenn yi. ñu attesté def yenn yi sanctions yi mais fii nii naka lañ mën a defee loolu solo yow. mais appliquer tey lii code du travail. xam nga tey ji yow mii fii ngay liggéeyee doo liggéey plus de 8 heures wala boo liggéey plus de 8 heures dañ koy organiser. ñii liggéey 24 heures sur 24 dañuy liggéey ay shift donc ñooñu dañoo am besoin boobu xam nga mën nañu estimer chauffeur bi jóge fii en 8 heures de temps jëm Mali au moins ñaata possibilité ñaata point yoo xam ne mën nañu ko am ci noflaay yooyu dafay am ndax noflaay bi dafa am autre chose da nga permettre nga am ci air boobu dana am ay électriciens ay mécaniciens ñu seetaatal xoolaat nangam accompagner leen mais moo gën ñu bàyyi c'est une économie aussi boo xamante ne mun na développer ci loolu yenn métiers yi embauche yi ñuy wax xam nga fi mu nekk fu nekk ñu ngi fay jooy yu nii mais dañu ubbi loolu yooyu niche d'embauche la yoo xam ne bu amee dëkk bu ci nekk foofu dana am ñoo xam ne waa dëkk ba ci métier boobu ña fa ne danañ fa mën a liggéey donc économiquement defe naa am na njariñ pour réew mi am na njariñ pour askan wi. mais en attendant aire de repos yooyu. en attendant également possibilité ay voies de contournement tey lan moo gën a jëmp ngir accident yi nga xamante ne bëri nañ ci yoon wi lool ci yoon woowu te souvent di impliquer des gros porteurs wàññeeku. man wax naa leen dama bokk aussi ci organisation bu ñuy wax CATRS. collectif des acteurs des transports routiers boo xam ne tey jii dañu woote tout de suite Morso nag moo ko jiite dañu woote tout de suite sensibiliser encore chauffeurs yi parce que surtout bi li amee dalal leen calmer leen waxaat leen ñu def ay action yoo xam ni mooy leen di dimbale nu en attendant mu am ay correction nanu gën a teey nanu gën a dal fu nu sonnee noppalu mais jafe na ci nu noppalu surtout. mais est-ce que noppaliku bi itam du problème bi mooy c'est les patrons des fois dañ lay ne voyage bi temps nga koy def et cetera tu es obligé di tenir compte booy dem est-ce que du loolu tamit. mais xam nga patron bu ni chauffeur bi temps d'heure nga koy def otoom du delsi ndax dana yàqu otoom du delsi parce que mën na accidenté def naa ni du aussi wax joo xam ni nit mën na ko war a ñu employé nit da nga koy bàyyee conscience am responsabiliser ko wóolu ko am na bien sûr tey jii wax la ci ciment bi malien yi ñi ngi demandé 10 000 tonnes par jour daje nañu ak temps yi ak cimenterie yeeg ministres yeeg et cetera mais mënuñu def lu dul 7 000 par jour
xam nga kooku économie boobu leneen na nga fi yaa un gap de 3000. lan moo indil gap boobu. ah loolu la seen production mën a def parce que aussi yu mel noonu buy am du ñu xayma même beneen usine boo xam ni dañ koy def contenu local nag bu ko defee ñu parce que foofu beneen kii xaj na fa création emploi la ndimbal la ci kii il faut que réew mi ñuy def des champions sénégalais réew yëpp li ko développé mooy ñu am seeni champion bu fekkee multinationales yi rek ñooy nekk champion fii loolu moom mooy doxal réew. nan ñëw mais nanu ànd ak ñun. léegi wax nga ci diggante ñaari réew yi au tout début de l'accident gis nañ tweetu ministre des transports. di Mansour Faye. tweet bi sax dañ ko mujjee supprimer est-ce que loolu mënul woon mettre gën a ñàngal situation bi. waaw pour dire vrai man apprécié wu ma ndax ci moment yooyu. émotion la. il faut ndax metti na ndax li mu gis la et cetera mais communication bi mënoon a demee neneen ndax am na ñu ko exploité ba nga xam ne après justement indi na tuuti ay ñagas-ñagas. communication dafa am solo ci moment yi nga xam ne moment yu difficile donc encore une fois dafa dem ak xadar bi mu demee ak xadar mais xadar boobu gars yi dañ ciy seet rek ñi nga xam ne dañuy yàq dañ ciy seet fa mu ñagase rek. ñu def ko ci réseau xam nga léegi dañu war a def attention ndax. ci réseaux sociaux foofu déjà ça va ça s'est tassé au Mali. ça s'est tassé alhamdulilahi rabbil alamin donc ñi ngi koy waxtaanee ñi ngi continuer. d'ailleurs ñun war nañ leen dalal ci fan yu néew. jërëjëf waaw jërëjëf Mbaye Mbeng di président bu collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison des conteneurs bokk itam ci bi nga wax sànq 4 di collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal jërëjëf Mouhamed Alimba di nuyu Faty Dieng ak ñamu àndal ca TFM ñu yendook jàmm.